alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mamadou Mansour Ndiaye imam ratib bu Bambilor dañ ñëwoon tey Gorom 1 ci centre de formation des céréales des femmes di fi def benn atelier waaw mais nag ki ñu ko doon defal muy El Hadji Malick Mbeng ak ay collaborateur am ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal xam ne seen taxawaay fii ci gox bi duguleet ràññeeku na te suñu njariñ la ak njariñu askan wi yëpp. kon nag dañ leen di sant di leen gërëm waaw amuñ seen fay yàlla moo am seen fay yàlla na yàlla fay leen. ñun imaam yi dañ ci war a bay suñu waar parce que suñu devoir la woon sax avant ngeen di ñëw di ñu invité ci lii te li ngeen fi wax dafa leer nañ mooy exploitation des enfants de leen yóbbu ci liggéey yoo xam ne nii amul benn sécurité seen bakkan mën na ci des wax nga ko fi ci biir waxtaan wi xale bu ndaw bu toll ci njàng ñu yóbbu ko ci atelier mécanicien muy réparer oto au lieu que ñu tegal ko cric yu baax yu mën a téye oto boobu mais ñu tegal ko ay birig yo toj mu oto ba màbb sa moom ba mu doxe sa dee ak ay taalibe ñoo xam ne ni dañuy jóge dans les régions wala sax Gambie wala Guinée-Bissau ñëw Dakar spécialement pour yalwaan pour enrichir waaw sëriñ yooyu pour ñu am ci xaalis dem defe ko neneen ñooñu loolu ñaaw na te moo am ci réew mi ak xale yi jigéen sax yoo xam ne dañ leen di pousser ñuy dem ci prostitution pour jaay seen bopp loolu dara gënu ko ñaaw ñun nag loolu ñoo ko waroon a njëkkee ala kulli xaalis ñu ngi ci waaye lii soññ la ci ñun comme que yàlla dañoo nattu ñu nekk ay imam te kenn ku ci nekk di nga jiite juma ñii ay junni nit ñooy topp ci yow par ajjuma ça fera l'occasion ñu passer message yooyu kilifa yi dégg ko bépp parent dégg ko waaw population bi yëpp dégg ko waaye nag dégg gu war a ànd ak jëfe. alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma baad. man la Abdourahmane Sow imaamu ratib quartier Cheikh Aljuma Ba Gorom 2 di sant yàlla li ñu fi tax a daje tey muy benn daje boo xamante ni dañ ko seq syndicaliste yi nga xamante ne ñoo jiite école yi ci lu bari jiite boobu nag mu nekk affaire formation bu ñu daje fii tey ci centre Gorom 1 ñuy waxtaane lu mel ne éducation wàllu xale ci njàng ak xale ci kër walla xale bu bàyyi njàng te war a toll ci njàng loolu moo ñu tax tey daje fi lii suñu liggéey la nun imaam yi da ngeen ñoo jàppale suñu taxawaay nun imaam yi yàlla def ñoo dimbali ñuy am audience ak nit ñi 4 fois chaque mois dañu nekk ci jumaa yi di xutba waaye xutba yi nekkul benn talon rek bu ñuy wax chaque jour déedéet dañuy xool li nekk ci dëkk bi ak li nekk ci mbedd yi ak li nekk ci kër yi parfois di ci xutba di ci waxtaane bi ci jiitu nekk muy yaru ndaw ñi ak ndaw ci njàng xale bu ndaw boo xayante ne ci njàng la toll ñu bàyyi ko muy jàngi métier te jàngiwul wala ñu koy teg ay charge yu diis yoo xamante ne yaramam attanatu ko wala mënu ko attan ci loolu dañuy wax chaque jour. deuxièmement xale yi nga xamante ne da ngay daje ngam ci mbedd yi na ma sëriñ daara yi jéggal te baal ma nga xëy depuis 6 heures du matin ngay dajeek ay xale yoo xamante ni dugg ci oto yi di nelaw ci sa kaw nga ànd ak ñoom ba Dakar wala ba dëkk bi nga dëkk ba 4 heures ba 3 heures ci bëccëg ñooñu kañ la ñuy jàng kañ la ñuy xam li ñuy def wala li ñu leen dénk kañ lañ koy mën
kon loolu parents yi ñoo ci am part de responsabilité. man li ma xam ak li ñu ma yare laay mën a wax ndax loolu laa yare samay njaboot damay wax toujours xale bu mënul indi dépasse mënul jàng métier na dem ci école ba jàngi foofu mooy palaasam d'abord. xale boo xayante ne mënagoo dara sa yax dëgëragul attanul dara sa ci école ba mooy sa place. waajur yi nag ñoo yore loolu parce que sa doom warul dem école ñaari yoon ñetti yoon wala mu dem ñaari at benn at mu ne la bàyyi naa nga bàyyi ko ci li ko neex déedéet sa doom waru laa yilif yaa ko war a yilif d'abord. te xam naa ne njàng mi ñuy dow nii di ko dow di dem ci leneen bu ñu xamoon mbootu xam-xam mbootu njàng dinañu dow ba ci ginnaaw géej pour di ko wuti. man loolu laa jàpp suñu rôle imaam yi nag nun dama bëgg imaam yépp di participer ci rôle xale yi yelwaan ci mbedd yi ak xale yi nga xamante ne seen waajur xamul rôle njàng ñu sensibiliser leen xamal leen lan mooy njàng. ndax nee naa la sànq sax vidéo film bi nga dool nii film boobu sax dañ koy war a indi ci quartier yi chef de quartier yi teew imaam yi teew parents yi teew xale yi teew di ko seetaan ndax danger bi ci ne. ndax gis ngeen xale yi nga xamante ne sànq wane nga li nga coono bi ñuy jànkuwanteel ci liggéey te mënaguñu dara kon loolu metti na ci xol metti na ci gis-gis metti na ci dëkkandoo encore. kon man li ma gëm te xam ko ak sama yeneen i mbokk ñu gëm loolu nañu jàngal xale yi ñu yar leen te incha allah buñ ci continuer ci xam-xam boobu dina leen jëriñ suba. nun nag suñu wàll jàppale nit ñi ci xale yi ci daara yi ci mbedd mi nañ ci wax nañ ci waxtaan ak nit ñi ci xel mu dal ak xol bu dal kenn ku ne ñu xamal la lii nga xayante ne xale baa ngay def amul mucc daal yor ay tànki neen di wëndeelu di yelwaan doo sol lu set doo lekk lu set doo toog fu set doo naan lu set sa wér-gu-yaram demewul noonu loolu du mucc de ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xel mu sell ci yaram bu sell lay doon ci lay tegu. kon nag xale yi nga xayante ne seen waajur dañoo am càggante ñi baal ma nañu wëlbati seeni xel wëlbati seeni doom teg leen ci njàng mi ñu dem jàngi. xale bu ci jàng nga jot sa wërsëg ku jàng ba nga xëy ne àgg nga fa nga war a àgg war a jàngi métier nga doog sa dem jàngi métier. ñun imaam yi loolu mooy suñu rôle chef de quartier yi délégué de quartier yi notable yi loolu mooy seen rôle nañu waxtaan ak xale yi parents d'élèves yi pour ñu xam li nga xayante ne tey mooy seen wareef ci wàllu njàng. ndax kat al jahlu ashaddu min al kufri réer moo gën a bon ak weddi de weddi réer moo ko gën a bon. kon nit bu xamee dara fi ngay xam ne njàng dafa baax boo jàngee rek lu bari daa koy defal sa bopp lu bari boo jàngul boo ko santaane ñu xam say mbóot kon njàng dafa am solo ci doomu aadama te nag bu ñu nee jàkka yi dañu naan daara ya d'abord ba pare bala ñu ne jàkka yi nañu naan daara ya kon daara question daara alxuraan daara ba école français ba daara la ndax xale ba dem jàngi am xam-xam français am xam-xamu arabe am xam-xamu alxuraan mu wàccoog boromam wàccoog ay waajuram wala ay waajuram wàccoog ak moom. ñu ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp ku nekk ci turam ak santam di ànd ak mbégte encore une fois ak contentement ci tey ji toogaat di wax ci li nga xamante ni moom mooy projet Rêve d'Omar ñu ànd ak encore une fois ak suñuy partenaire kon niñ leen koy digtalee saa su ne tey jii ñëwaat nañ ci fànn boo xamante ni bu am solo la muy fànn bi nga xamante ni tey dañoo dajale ñi nga xamante ni ñooy imam ratib yi nekk fii ci commune bu Bambilor di nuyu bu baax vraiment seen président muy Mamadou Gueye di wax rek ne am nañ mbégte encore une fois ak contentement ci atelier bi ñu leen defal ak xam-xam bi nga xamante moom lañ leen jox ngir ñu mën a participer ci li nga xamante ne ni moom mooy la lutte contre le travail des enfants di nuyu bu baax ñi nga xamante ni ñoom la àndal
di nuyu aussi tamit di gërëm monsieur Meng mi nga xamante ne moom mooy le coordonnateur de ce projet bokk ci 6 syndicats yi nga xamante ne ñoo ŋànk njàng Sénégal gi yëpp ànd ak ay jigéenam ñu mën nañ cee wax ay sëtu ak ki nga xamante ne moom mooy kumba ñoom ñoxor ak ñoom léegi leen fi jóge ñoom jeeju di leen wax ne leen ñun amuñu seen fay et vraiment di wax ne projet bi di tax tey jii mu am solo ci Bambilor ça veut dire que ni lépp lu ñu doon xaar ci projet bi gis nañ ko Bambilor te gis nañ ni mu ngi wàññeeku di fait que commencé woon nan ci jigéen ñi ci jeunes yi ñu dem ci chef de village yi tey ñu ñëw ci imam yi je pense très bien que ni information bi mu ngi jàll bu baax a baax ba ñu ngi envisager sax pour defal formation ñi nga xam te ne mooy suñu mbokku chrétiens yi loolu lépp incha allah dinañ ci ñëw kon donc awma lu dul gërëm di sant encore une fois en tant que point focal di nuyu bu baax vraiment suñu mbokku journalistes yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw couvrir suñu journée bi muy impro ak Bambilor Actu di nuyu bu baax suñu grand Assane Ndiaye bi Assane Kandji bi nga xamante ne moo ànd ak ñoom vraiment gis nañ seen liggéey bi ngeen di liggéey fii ci commune bu Bambilor di nuyu bu baax di santaat encore une fois di wax ne projet bi na ngeen xaaraat yeneen atelier incha allahu rabbi ak yeneen perspective yoo xamante ne ni amul lu dul jëmale gox bi kanam ñi nga xamante ne ñooy AME bu Bambilor bu commune bu Bambilor parce que tey jii booy xool village bu nekk am na représentante bu fa jóge ci ci association des parents d'élèves ñëw bokk ci ki nga xamante ne moo leen jiite di maman Aïssatou Camara ñoom tey jii seen projet dem nañ ba ci biir seen panel di fa waxtaane lu ñoŋal jàngu xale yi kon donc bu ñu defee loolu ñu wëlbatiku tey jii ñëw ci ñi nga xamante ne ñooy imam yi tamit tey jii confirmé nañ ne lii ñu leen defal kenn mësu leen koo defal kon donc projet bi dafa doon loo xamante ni non seulement mu ngi participer ci gox bi mais mu ngi participer ci développement de l'éducation au niveau national parce que di médias yi ñu ngi koy véhiculer di ko ñoŋol ba xam ne tey suñu partenaires yi nga xamante ne te seeni moroomu jàngalekat yu nekk bitim réew la ñoom ñoo dajale seeni fukki dërëm pour à ce que Afrique mën a am jàng mu baax kon donc ñoom buñ leen gën a ëpp fulla buñ leen gën a taxaw aussi nan xam ne ñii suñuy nawle lan te li ñuy def aussi tamit xaaluñu ci dërëm pour wax ne loolu rek moo nekk ci projet bi du leneen moo ci nekk seeni moroomi jàngalekat ñoom ay jàngalekat lan man li tax ñu choisir ma comme point focal foog ma ñëwaat ci encore une fois ndax kenn réerewul mbir ne ci commune bu Bambilor laa dëkk te daanaa fi def ay activités éducatives yoo xam te ne du fait que je suis un moniteur de l'éducation dama njàngu xale daf ma yàgg neex parce que ay doomi jàmbur laa daan jël daan leen yóbbu colonie de vacances muy la crème des autres mais pourquoi pas man ma jàppale sama dëkk ak sama gox loolu moo waral ma duggoon ci projet boobu ba yàlla fekk si ma ci lii waaw kon donc encore une fois ñu ngi gërëm jàngalekat yi nekk ci Sénégal gi yëpp rawatina ñi nga xamante ne ñoo am projet bu rafetee ni ñëw sédduñu ko vraiment may gërëm ñëpp encore une fois di wax ne tey bu egsee fii mën naa wax ne yàlla ak AME bi nga xamante ne maman Aïssatou Camara moo ko jiite moom moo waral loolu ñu koy gërëm bu baax moom tamit di ko sant. C'est la camarade Aïssata Sall, membre du comité technique du projet Coalition Rêve d'Omar. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Bambilor dans le cadre du déroulement du plan d'action 2023-2024. Donc le projet a pour vocation de lutter contre le travail des enfants. Et aujourd'hui, il s'agit de faire le renforcement de capacité des imams qui se trouvent au niveau de la zone. Les imams sont des porteurs de voix. C'est pour les sensibiliser, pour qu'ils interviennent dans la lutte contre le travail des enfants. Donc dans le cadre du renforcement de capacité, des modules ont été développés
des modules sur le rôle de la communauté dans l'école, un module sur la violence et aussi un module sur le travail des enfants en tant que tel. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on entend par travail des enfants, les pires formes de travail. Donc à l'issue donc, de ces modules, donc, des échanges sont en train de se faire entre donc, la cible. Et ce qui est attendu des imams, c'est de continuer la sensibilisation contre le travail des enfants et en même temps aussi de jouer un rôle par rapport à l'état civil, puisqu'on sait que l'état civil constitue, le manque d'état civil constitue un frein pour la scolarisation des enfants. Donc c'est ce qui explique qu'on est là aujourd'hui avec ces imams pour quand même au sortir de cet atelier qu'ils puissent dans les prêches sensibiliser davantage la communauté pour qu'ensemble que nous puissions, pour que toute la communauté puisse être debout contre le travail des enfants dans la zone de Bambilor. Aujourd'hui, il s'était agi de convier donc, les imams et dans la prochaine session, c'est la communauté chrétienne sera conviée puisque nous sommes tous et toutes de la communauté et chacun a sa partition à jouer dans ce fléau qui est en train quand même de gangréner le système éducatif. Man la madame Koumba-Loum bokk ci comité technique projet Rêve d'Omar bi nga xam ne juróomi syndicat yi ñoo ko bokk juróomi syndicat yi bokk ci international de l'éducation ñu koy wax IER. Donc ñun ñoo ñëw fii tey bi ñu formé association de mères d'élèves yi ak jeunes yi tey ñu ñëw fii nag pour former pour renforcer capacité imam yi ak chef de village yi parce que dañu gis ne ñooñu ñooy porteur de voix xëy na ñoom fa ñu mën a yegg ñun mënuñu fa yegg dinañ profiter ci àjjuma yi yaakaar nañu li ñu fi échanger tey dinañ dem ci jumaa yi dinañ ci def seeni xutba encore liñ fi jëlee ñu nit ci ñoom dinañ ci jàngate nañ ci ñoom comme ñoom ñu jàngee ci ñun projet bi nag dafay ñëw rek di xeex pour xale yi nekk ci liggéey yu metti yi bu bañ a nekk ci école bi pour projet bi daal li objectif am mooy benn xale bu war a jàng rek dootoo nekk ci mbedd mi da ngay nekk ci daara ja walla nga nekk ci l'école bi loolu mooy yi lay projet bi te loolu yaakaar nañ ne imam yi ñu formé tey imam yi nga xam ne dañu renforcer seen capacité tey peut-être jànge nañ ci ñoom ñu jàng ci ñun liñ fi jàngee dinañ ko jëfe buñ fi jógee te dinañ ko dugal ci biir communauté bi ñaax leen peut-être ñoom seen wax ñoom seen kàddu fa mu mën a yegg ñun mënuñu faa yegg doom ñoo ñu fay yeggal te yaakaar nañ ne ñoom buñ ci jàppee rek projet bi dina dem ca kanam te liñ ci yaakaar yépp dinañ ko ci am parce que jigéen ñi comme ni ma ko waxee rek formé nañ leen ñoom ñooy yaay yi ñoo nekk ci kër yi mais aussi imam yi ñoom ñoo nekk ci jumaa yi chef de village itam kàddu yi ñu mën a am ak gëdd gi ñu am ci population bi xëy na ñoom seen kàddu tam dinañ ko dégg dinañ sensibiliser ñoom it liñ fi jëlee dinañ ko jëfe daal yaakaar nañ ne daal projet bi dina fi gën a yëkkatikoo bu ci ñëpp jàppee daal dinañ toog ba Mbambilor benn xale peut-être dootu fi taxawaalu ñi war a jàng dinañ dem jàngi loolu mooy suñu yi la et ñi war a nekk ci daara ji aussi nekk ci daara ji xale daal pour ñun warul nekk ci liggéey bu metti yooyu nga xam ne peut-être day néewal doole màggaayam day yàq yaramam da koy tere mu dem ci jàngukaay bi loolu daal moo ñu fi dajale woon tey ñuy gërëm nag population bi ndax ñëw nañ wuy si ñu te c'était pas évident ndax ñoom ñëpp ku nekk am nga say yitte di gërëm maman Aïssatou aussi di gërëm Babacar mi nga xam ne moo ñu yombalal lépp toujours bu ñuy ñëw moom mooy defar lépp ñu on vient rek dañuy ñëw rek wax li ñu war a wax échanger ak population bi mais dina fekk moom defar na yépp donc depuis projet bi mi ngi fi depuis 2015 te yaakaar nañ ne dinañ fi gën a yàgg def fi yeneen séance ba nga xam ne li ñu bëgg lépp ci njàng mi dinañ ko fi am. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm
di ñaan yi tamit ndaje bii nga xam ne daje nañ ko tey yàlla nañ ko daje ay at yu baree bari maa ngi tudd Aïssatou Camara ñu gën maa xam ci maman Aïssatou ndax Babacar noonu la ma it ooyee maay présidente AEMO bi nga xam ne moom lañu planté fii ci Bambilor muy AEMO boo xam ne nag macha allah comme ni ma koy waxee Babacar na ko c'est un bijou boo xam ne dafa ñëw ci heure am ndax dañu nekk ci jamono boo xam ne daanaka booy xool sax da ngay remarquer ne benn délinquance juvénile dafa am ndax tamit nag xaj na xale yi sax yoon tort mais les parents ont démissionné ndax xale boo ko juree ba pare tollagul benn âge même bu demoon sax bay màgget étant donné que yow yaayam man du ma ne mukk sama doom mënalu ma ko dara te it question boobu tey évoqué nañ ko lu baree bari tey ci biir salle bi bien vrai que imam yi am na lu ñu récupéré ci ñun mais ñun am na lu ñu leen jox lu baree bari macha allah ndax it xaj na ñoom àjjuma gu jot ñu yegg ci minbar bi macha allah di wax ak bani aadama yi mais bari na lu baree bari yi tamit xam nañ ko it mbaa am na ci lu baree bari dañ ko daan dañ ko daan bàyyi mu jàll te yaakaar naa ne xale yi ñooy avenir yi ëllëg kon nag nañu jéem a xar suñuy tànki tubéy def ci lu ñu mën suñu kemti lay kattan évoqué woon nañu itam affaire yi pauvreté man nee naa ku jur doom pauvre ndax c'est une richesse ci kaw nag nga yar ko soo ko yaree di nga xam ne ndax dañ ne bu nit ki uti alal ñaanal yàlla may la njaboot ndax ñoom ñaar ñëpp ñoo yem dimension ki am alal yow nga am njaboot yàgg boo fekkee ne yàlla may na la xoli muñ rek macha allah boo leen yemul yi tamit bu la rawoon it boo doxee tànk dëgg tànk di ngeen mës a doole ndax alal moom ci njaboot rek lañ ko séentu ñoom it boole nañ ci loolu yi ne dinañ jéem seen kemtalaay kattan bu ñu yéegee ci mbir bal bi dinañ wax ak bani aadama yi won leen ne éducation xale yi dafa xala des kañ des na lool ndax li tax mu des fi mu nekk nii moyen de communication bi dafa doy waar macha allah xale da nga ci gis xale boo xam ne 13 ans bu la téyelee benn portable dina ci manier loo xam ne yow mii yaayam xamuloo ko xale yi li ñu xam macha allah ñun xamuñu ko ndax ñun suñu éducation de base dafa ratewuloon xale yi nag seen yaay def dañ leen talul yenn yi mais ña daan yar ba léegi macha allah papa ñu ngi yar AEMO bi ñëw nag fekk ñu nag gën a renforcer nag suñu capacité ndax sama jigéen ñi lañ njëkk a formé waat leen mais formation bi ñu leen formé barkaati démb macha allah ku ci nekk nee nga ne boo delluwaatee sa kër waxuma sax doom ji rek mais nee nga yow sa kër sax ni nga koy entretenir dina uteeg na nga ko doon entretenir kon naa daal li ñu la mën a wax rek daal dañ ne tey ji bés la boo xam ne ñun kontaan nañu lool macha allah kontaan nag ci suñu coordinateur muy monsieur Mbengue waaye administration bii toog nga xam ne macha allah ñoom tamit fu monsieur Mbengue taxaw rek taxaw nañ fa di ko sigil di ko jàppale ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax it mënoon nañoo ñëw ñu ñuy won yeneen jikko mais dañoo jël ñoom ci seen bopp sax ñoo ñu gën a bëggatee sax ñun suñu bopp kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax may sant nag Babacar ndax man nee naa Bambilor fu ma ci tollu tee rek xale boobu ko waral ndax man Guédiawaye laa jóge foofu présidente départementale des parents d'élèves laa kon man lii may def nii xam naa ko ci xale yi laa nekk depuis que man xam naa ne sama jeune âge social laay doxal xale yi laa xam ci xale laa bëgg te it dama xam ne avenir suba xale yi rek a ko yore maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla may ñu jàmm ndaje li ñu def nii tey yàlla nañ ko def ay ati heure bu ñu ko defee rek yàlla nañ ci am succès. auzu billahi samiil aliim mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil wa sallallahu ala nabi wala sabi sallim assalaamu rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp ñi ñuy déglu ak ñi seetaan ñëpp ñu leen di nuyu di ñaan yàlla suñu borom yàlla gën ñoo jàppale dolli si dolli teraanga. ñun ñooy imam Kamisa Diallo di président Serigne Daara yi ci commune Bambilor ñu ñëwoon tey nag benn formation boo xam ne day wax ci daara wax ci xale wax ci yar
wax ci ni nga xamante ni bii noonu la ñu war a mën a dimbalee xale bi ndax xale bi mën a tekki ëllëg ngir mën a am njariñal boppam. ñu gis nag ñun suñu xalaat ci affaire bi mooy affaire bi baax na te rafetlu nañ ko tamit nag pour ñu mën leen a jàppale il faut ñu fekk leen ci ñoom ci li ñu mën wala ñoom ñoo fekk ñu suñu daara ñu ànd yar xale yi rawatina nag muy loo xamante ni mii muy ci wàllu njàngale njàng ak yar xale bi su juddoo mënul boppam dara amul dara mënul dara waajuram mooy ki am mooy ki mën kon waajuram moo ko moo dama dimbali ba xale bi war a ñoŋ ci juróom-ñaari at yi muy jëkk am su amee ñoŋee si juróom-ñaari at yooyu parce que yar bi ci la ne xàmmee bu demee ba am juróom ma ngi commencé ràññee di commencé xàmmee laa su boobaa parent bi war nag mën a dimbali yóbbu ko daara mu jàng ñu yar ko bokk ak yar ci am ci kër gi parce que xale mënul jag te kër gi jagut su kër gi jagee xale bi jag su kër gi jagul xale bi du jag su kër gi jagee mbedd mi jag su mbedd mi jagee penc mi jag waaye kër jagul mbedd jagul penc du jag xale bi nag yaram bu njëkk mooy ci kër gi day jëkk amee moo tax xadis bi indi ne kaari xale bi su juddoo amul indiwul benn bon waajuram ci boppam mooy tax mu baax waajuram mooy tax mu bon kon xale bi su juddoo am juróom-ñaari at foofu lañ ko war a mën a commencé yar su demee ba am juróomi at yóbbu daara bu demee jox ñu indi ko ñu yar ko mu ràññee xàmmee bu ko defee laa gis su génne loolu yar dina am ci moom teggin dina am ci moom et su boobaa tamit dina am fu mën a tegu loolu ñu gis ni boo xoolee njàng ak jàngale mi kenn ëpp ci doole daara bokk na ci ñi nga xamante ni bii formation bi gën a baax daara bokk na ci njàngale mi gën a baax daara bokk na ci yar bi gën a baax daara bokk na ci moo tax ñu intégré ñun sëriñ daara yi ñun nañu ci formation bi rafetlu nañ ko te daañu leen jàppale ci njàngu xale yi ak ci yaru xale yi xale aussi boo xoolee bu xale bu am juróom-ñaar at juróom-benn at nga di ko bàyyi muy langi dem topp oto yi dem mais baax na lang baax na métier baax na mais xale li war a dëkk ci bopp bi mooy mu xam ràññee su xamee ràññee rek mooy jeex na mais xale bu xamul ràññeewul nga ne ko dawal dugg ci métier non loolu du jariñ bopp et puis métier ma est-ce que parce que buy dugg métier war naa mën a xam luy métier lan lay am ci njëriñu métier bi lan lay xaar ci moom su amee métier mi lan lay xaar ci moom war nag mën a xam mais xale boo xam ne ko bazarde nii rek moo tax boo xool seetloo fi mu toll nii violence bi bari na lépp bari na xale yi jàngatuñu defuñu dara yooyu nag yàlla ci yàlla musal kon daal nañ jàpp ne daal li nga xamante ni mooy formation bii ñuy def nii rafetlu nañ ko ànd ci parce que képp ku woo sëriñ daara ne ko kaa ñu waxtaan ci yaru xale kaa ñu waxtaan ci njàngu xale kaa ñu waxtaan ci violence bi xaw léegi sawar nañ ci lool waaye li ñu jëkk a wax daal mooy parents yi xale bu muy jëkk a jage mooy parents d'élèves yi ñooy jëkk a jag xale bi jag kër gi jag mbedd mi jag penc mi jag su parents d'élèves bi jagul kër gi du jag mbedd mi du jag penc mi du jag violence bi day bari rek kon ndeketi violence bi pour xale bi yaru d'abord kër gi lay jëkk a yaru jógee dem ca daara ja wala ci école ba mu yaru ci école ba yaru daara ja bu ko defee su génne ci école bi bu jaaree ci mbedd mi yar la génn kër gi yar la dugg ci biir école bi génne école bi ci ñëw ci mbedd mi dellu këram ci yar laa foofu violence du am waaye violence bu amee rek c'est parce que kër gi jagul mbedd mi jagul penc mi jagul bu ko defee violence am kon nag léegi kon parents d'élèves yi nañuy insister ci njàngu xale yi nañuy insister ci yaru xale yi bu ko defee mu jur jàmm ci kër gi jur jàmm ci mbedd mi jur jàmm ci mbedd mi jur jàmm ci daara ji jur jàmm ci école bi incha allah yàlla defal ñu jàmm lii daal lañ amoon xalaat gis-gis ne woon dañ koy wax incha allah soow yàlla jërë ngeen jëf macha allah. Merci, c'est El Hadj Mbeng. Je suis le coordonnateur du projet de lutte contre le travail des enfants dénommé Coalition Rêve d'Omar au Sénégal sous l'acronyme CROSS. Nous nous sommes réunis aujourd'hui au niveau du centre de formation de l'AFAO situé à Gorom 1 pour tout simplement essayer de sensibiliser le maximum possible les imams et les oulémas qui sont dans cette commune. Ils sont venus, ils ont répondu en masse. Nous avons avec eux traité des problèmes, des points, comme par exemple le rôle de la communauté par rapport au travail des enfants et par rapport à l'éducation de ces enfants en tant que droit et en tant que droit de l'enfant et en tant que droit de l'éducation, droit à l'éducation. Nous avons aussi traité des questions de violence avec eux, mais surtout, nous avons traité avec eux des points qui sont relatifs, par exemple, au travail des enfants.
Nous avons ciblé la commune de Bambilor pour en faire une zone libre de tout travail d'enfants. Parce que vous n'ignorez pas qu'ici, des enfants sont employés dans les champs. Des enfants sont employés, par exemple, dans les élevages. Les enfants sont utilisés dans le petit commerce de détail. Et tout cela fait que ces enfants économiquement occupés délaissent l'école, sont hors du système. Et c'est ce que nous n'avons pas voulu vraiment tolérer au niveau de cette commune. Et c'est pourquoi nous avons agi avec ces imams. Ils ont pris la ferme décision, l'engagement de continuer la sensibilisation au cours de leur prêche. Ce qui fait que cet engagement sera pour tout simplement l'ensemble de la communauté qui vit ici au niveau de la commune de Bambilor. Les imams ont été très bien sensibilisés. Les imams ont eu un engagement ferme pour faire de sorte que cette mendicité qui sévit dans la ville, qui sévit dans la commune de façon générale, puisse cesser. Parce qu'en général, ce ne sont pas la plupart du temps des enfants qui sont originaires de la commune, mais c'est des enfants qui nous viennent d'autres régions du Sénégal, d'autres parties du Sénégal, pour venir ici. Et vous n'ignorez pas que c'est tout simplement une sorte d'exploitation. Quand, par exemple, les enfants sont assujettis à verser une certaine somme le vendredi et les jours ordinaires aussi, cela va entrer dans les poches du marabout. C'est de l'exploitation. C'est une utilisation très abusive des enfants. C'est faire des enfants des faiseurs d'économie, ou du moins, c'est faire des enfants le support de la famille du marabout, ce qui n'est pas vraiment acceptable. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas, à partir de cette formation, les imams ont pris l'engagement ferme de lutter contre le travail des enfants, de lutter contre les enfants talibés qui vadrouillent dans la ville pour ne pas aller à l'école et s'occuper tout simplement à ramener une certaine somme à leur marabout. Et je pense que ceci fait tout simplement une suite à ce que l'on avait fait la semaine dernière. Nous avons ici eu à rencontrer les mères d'enfants et les jeunes de la localité et tous qui font partie de la communauté. Ils ont pris l'engagement de continuer la lutte, de continuer à faire de sorte que Bambilor soit une zone vraiment libre de tout travail des enfants. Je vous remercie.